asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi ñu jukkil leen xibaar yi ci gën a fës wala boog ponk yi ci gën a fës dañu koy dooree ak lii di lancement initiative bi ñu tuddee BACO li ko tax a jóg nag mooy yombal rek yóbbu ak indi marchandise di ko jaarale ci jaww ji ak ci fafal naaw yi loolu yi nag initiative la bu nga xamante ni kii di directeur général ba di Pape Touré moom moo ko lancé ni ki tey ànd ci ak doomu Cameroun bi nekkoon international footballeur Samuel Eto'o moom mooy seen ambassadeur lan mooy solo sa BACO boobu dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi. fële ca université Cheikh Anta Diop la ñu amaloon nag tey ji inauguration statue bi ñu jagleel professeur Cheikh Anta Diop doomu ceytu boobu nga xam ni fidélité la ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp loolu yi nag directeur général bu COUD bi fi woon di Ablaye Sow te ñu def ko ministre moom moo ko amleel ci teewaayu étudiants yi nag rafetlu nu ni mel ndax nee na loolu dina tax ba kii nga xam ni moo di Cheikh Anta Diop ñu gën ko delloo njukkal waaye tamit kenn bañ ko fàtte ilaa yow mi diin ci wàllu découverte dinañu dem ci kër Lamine Camara village la bu nga xam ne mi ngi nekk ci département bu Koungheul kër village la bu nga xamante ni tamit ki ko taxawal xaafisu alxuraan la woon ñu ràññee ko lool ci diine ji muy Bouna Hamadi Kunta dinañu dem ba foofee xamal leen ak village boobu ak taarixam ci biir xibaar yi. ñii di chef de village yi nag seen association am nañu récépissé fi mu toll ni nag reconnaître nañu leen ba tax na nag ñoom li nga xam ne loolu la ñu bëgg mooy ñu gën leen jox seen gëdd gën leen a fulaal waaye tamit gën leen a faydaal te tamit jox leen ay jumtuwaay yu ñuy liggéeyee ndaxte balaa kenn egg ci kenn ku mu mënti doon ci ñoom ngay njëkk a daj te nag solos seen liggéey kenn ràññeegu ko te lañ leen fañ leen war a teg tegaguñ leen fa dinañ ci dellusiwaat. fexe ba ñiy dem ci voyager ci jaww ji daal di am nag ay yombute ci wàllu indi seen marchandise wala di ko yóbbu loolu moo tax a jóg initiative bi di BACO te tey jii ñu daal di amaloon lii di lancement bi ci teewaayu nag kii di Samuel Eto'o nekkoon international camerounais moom nag moom mooy seen ambassadeur directeur général ba di Pape Touré xamle na lan mooy solo sa BACO yan yombal lay indi ci wàllu yóbbu wala indi marchandise ak ci ñi nga xam ne yi tamit dañuy tukki di ko jaare ci jaww ji Pape Touré ci micro Sofia Ba ak Mafal Fall. BACO li tax ñu créé ko ci benn soxla la jóge dañu gis ne que nit ñi surtout fii dañoo soxla échanger. Lors de ma sortie, quand j'avais pris position en disant que moi le meilleur n'était pas là. Il s'agissait de Sadio Mané et de Messi était le meilleur, Salah, c'est vrai. nit ñi mën a jokkoo ci ni mu gën a yombe yónnente ay bagages ci ni mu gën a yombee te kenn du gaañ sa morom njëg bi yomb mbir mi mën a dem fu ne ndax tey jii bu ñu xoolee ñiy jaay paañ fii Sénégal valeur bi bëriwul mais tey ñoom bu ñu dajale woon seen bopp ci biir plateforme BACO danañu mën a jaay fu mel ni Japon prix yu kawe mu nekk loo xam ne mën nañ cee teg de la même façon tey artiste peintre bi nga xam ne fii jëluñu ko au sérieux tey mun na exposer peinture am suba mu jaay ko yow mii tey nga am ay soxla sur Amazon mënoo ko am parce que il faut que ñu laaj adresse France wala feneen tey yow fii ngay toog commander li nga soxla mu ñëw ba ci yow te li ci ëpp importance mooy li fi nekkoon avant mooy GP yi ñoom tamit dañ leen di woo ñu ñëw ci ñun dañ leen di woo ñu ñëw parce que am nañ fi place bi mooy lan ñoom seen liggéey dafa metti parce que ay badi pass la ñuy am bu ko defee des fois ñu yéeg ci avion bi des fois du ñuy yéeg woote yi jëli bagage yi yenn colis yi di yéeg yooyu yëpp daf leen di sonal ba kenn xamul lu mu doon te tamit léeg-léeg nga dem sa bagage xaw a froissé wala yu mel noonu ñu bëggoon ñoom ñu ñëw jaay seen bagage yi ci plateforme BACO jël seen xaalis tranquillement ñun ñu def loo xam ne ak industrie bi ñoom it ku nekk dina ci mën a am as wàll te kenn du gaañ sa morom.
fële ca université Cheikh Anta Diop statut bi nga xam ni moom la ñu jagleel doomu caytu boobu bi borom xam-xam bu ñu ràññee ci àdduna si tey ji nag lañ ko doon inauguré ci teewaayu directeur général bi fa woon di Ablaye Sow nga xam ni dañ ko def jëwriñ léegi ci gouvernement bi ñii di étudiants yi nag rafetlu nañu li ni mel ndaxte loolu dina tax ba ñu daal di gën a ràññee ki nga xam ni moo di Cheikh Anta Diop waaye tamit gën ko màndargaal ndax liggéeyam ci biir àdduna loolu ñëpp ràññee nañu ko Mame Abdou Guèye Kassé. statut bi ñu daal di koy jagleel ki nga xam ni moom mooy Cheikh Anta Diop ñoo ngi ko def fii ci rond point bi jàkkaarloog lii di daara bu kawe bi nga xam ni ñoom ñaar ñëpp moom lañ ko tuddee mu di ab symbole bu mag pour étudiants yi bu ñu sukkandikoo ci doctorant bi ca département bu géographie. gis ñu defal ñu ci buntu université bi nii nit ku mag kii muy professeur Cheikh Anta foog naa ne war na la mun a yokk jom war na la mun a yokk tamit kattan nga xam ne lii nga xam ne mooy buntu fi ñuy duggee ci université ñu defal la nit ki nga xam ne ci xam-xam la doon woon nit ñi ci Afrique ànd la doon nit ñi foog naa ne bu ñu ko defee ci kanamu université bi bépp nit bu fi ñëw rek war na mun a nekk lu lay yee boo fi duggee nga xam ne da nga fi war a jàng da nga fi war a am xam-xam pour mun a jëriñ sa réew mun a jëriñ Afrique. statut Cheikh Anta Diop bi dafa war a doon li nga xam ni day yokk jom ñii di étudiants yi. statut bi rafet na trop quoi parce que ñun dañuy gënal quoi ñun en tant que sénégalais ñuy gis maanaam tey suñu maam wala suñu benn savant boo xam wala suñu benn historien mu def benn bon gars yi def ko benn statut ñun loolu suñu fierté la quoi ñuy gis loolu noonu ñun en tant que étudiant tamit fii mu xam ne mu nekk benn daara boo xam ne dañoo ñëw fii ñun ñëpp di sàkku xam-xam te bon moom wax nañu ko fu ne gis nga livre bële gis nga formez-vous armez-vous de science jusqu'aux dents xam nga expliquer loolu arracher votre patrimoine culturel kon kooku noonu maanaam yàgg nañu junj quoi dañuy ceex si xam-xam quoi ñu koy uti fu ne tamit ndax jar na ko. étudiante bi en licence 2 ca LIFAS jàpp na ni nag moromam yi war ñu rek di rafetlu li nga xam ni moom mooy statut bi li ñu war a def kay moom mooy fexe roy ci ki nga xam ni moom nañ ko jagleel te nga xam ni dafa liggéeyal bu baax Sénégal liggéeyal Afrique naka noonee tamit àdduna bi yëpp. statut bi de fi ñu ko def baax na puisque ñu ngi nii jàkkaarloog université Cheikh Anta Diop day baax boo gisee figure bi rek nga xàmmee ko nga xam ne fii moom mooy université Cheikh Anta Diop. statut bi daal suñu fierté la suñ ko gisee dañ see war a kontaan bu baax ndax di jéem a topp tànk suñu maam Cheikh Anta Diop bi ñu tuddee université bi di jéem a lire ay bindam di ci gëstu di topp enseignement yim ñuy jox ngir ñu mën a tabax daal suñu réew. fanweeri at ak ñeent gannaaw ba mu génnee àdduna Cheikh Anta Diop nag daal di nañ koy jagleel li nga xam ni moom mooy statut janook daara bu kawe bi nga xam ni moom lañ ko tuddee naka noonee tamit avenue bi nga xam ni rek ci turam lay wuyoo mu doon ab réalisation bi nga xam ni day ñëw rek di ko màggal naka noonee tamit ay jàngaleem. kuréel gi ëmb chef de village yi nekk ci Sénégal jot nañu seen récépissé ñoom nag ña nga woon ci assemblée générale fële ca Sangalkam ginnaaw bi ñu jotee récépissé boobu nag la nga xam ne moom la ñu xamle moo di ne daal seen liggéey war nañ ko gën a gestu seen nekki ni tamit war nañ ko gën a gestu dooleel leen jox leen gëdd jox leen fula ak fayda waaye tamit jox leen jumtuwaay yu nga xam ni moom la ñuy mën di liggéeyee Momat Ba président fédération des chefs de village bu département Nioro moom moo wax ci seen kàddu ci micro Babacar góorgóorlu ba yàlla def ñu xam tey récépissé national ndax lépp looy liggéey te amoo récépissé lu mënti doon buy groupement la buy lu mën a doon waxuma la nag bureau national chef de village nga xam ne 14 régions Sénégal yi yëpp takke na mbooleem chef de village yi Sénégal yi bañ nekk benn kàddu tey ñu xam récépissé bu normal boo xam ne bii ministère de l'intérieur moo ko signé ñu ngi ciy gërëm Sukka Diouf di gërëm mbooleem membre yi di wax ne ñun chef de village yëpp ñu daje fii tey pour waxtaanee lu jëm ci récépissé bi ak nan la ñuy doxalee waaye li ci jiitu daal mooy ñi ngi tàllal ministère de l'intérieur loxo nga xam ne ñun mooy suñu ministère yàlla def na ñun chef de village yëpp ay administration lañ ñu ngi leen di tàll ñu ngi koy tàllal loxo moom ministère de l'intérieur waaye di tàllal loxo ndey mbilli gi muy président de la République Macky Sall ñun chef de village yi yàlla def na kenn ku ne xam na chef de village yi coono bi ñuy daj dëkk boo dem chef de village ba fa ne moo fa nekkal administration moo fa nekkal préfet moo fa nekkal sous-préfet moo fa nekkal gouverneur dox diggante ñoom ak population bi buy sëy bu tas la buy yàlla tere accident la buy lu mënti doon chef de village bi moo koy dox te kenn du ko jox benn moyen su ko defee loolu nag bëggoon nañ nag nguur gi ñun itam ñu fat geesuñu ñu ngi geesu yeneen kuréel yoo xam ne association nationale chef de village yi ñoo leen ëpp doole fuuf gën leen a tegu ci yoon te ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di dimbale ci financement ñu ngi leen di dimbale ci yeneen
tëddaluñ benn condition ne Macky Sall nañuy defal nangam waaye suñu sañoon daal mu geesuñu. dañu naan yoll ba wàqi naan Nimzaat ñoom nag mer ba futt la ñu def ñande yeewoo ca quartier bii di Thione Samb ñi nga xam ne nag ñoom la ñu mere ñoo di waa Sénélec li ko waral moo di ni daal dañoo jekki courant bu fort daal di ñëw ca gox ba daal di fay yàqate daanaka seen matériel yëpp lu jëm ci télévision frigo ventilateur wala boog sax seeni micro-ondes lépp lakk na ba yàqu ya xeet population yi nag ña nga takk ay morceau yu xonq waaye tamit nee nañu daal du ñu bàyyi lii mu sedd benn yoon dinañu yóbbu Sénélec fa mbaxana doone benn pour ñu fay leen seen matériel yi nga xam ne yàqu nañu Mamadou Lamine Fati moo fa demoon. haute tension ci courant bile tax na ba askan wi dëkkee ci quartier Thione Samb bu Wakhinane Nimzatt am ay yàqute yu bari ci seeni jumtuwaay lu mel ni télé frigérateur ak yeneen yi nga xam ne ñoo dem ci matérielu électronique. courant bi dafa sauté léegi nag am yoo xamante ne lu ci gën a bëri suñu matériel kër lu mel ni télé frigidaire frigo ay téléphone ak yeneen matériel yoo xamante ne yooyu xaral la ay ventilo ñoom ñëpp seen télé yi dafa yàqu. léegi nag loolu moo waral ñun ñëpp tey ñu regroupé fii nga xamante ne mooy suñu quartier Wakhinane Nimzatt ñëw fii di wane suñu naqar. fanweeri kër ak juróom yi nga xam ne ci biir kër yooyu le lu ëpp téeméeri njaboot ñu ngi dund méttit bi lee. démb dañu toog ku ci nekk yaa ngi woon sa biir kër di seetaan télé jékki-jékki mu am ay explosion ci télé yi congélateur yi yàqu na télé yi yàqu na micro-ondes yi yàqu na ventilateur yi lépp a yàqu essence bi amatuñu dara te loolu noonu yëpp ci liggéeyu waa Sénélec la te je pense que ni ñoom bi ñu demee bay commencer seen liggéey waroon nañu avertir ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ci quartier bi mais defuñu loolu maanaam respecté wuñu moo tax ñu def loolu léegi yàq nañ suñuy matériel Sénégal loolu moo fi am dañ lay tooñ ba pare teg loolu metti nga dem ci yoon wala nga dem feneen di wuti ji wallu kenn du la dimbali. fan la ñu jëm dañoo bëgg à ce que Sénélec luñ ñu yàqal ñu fay ñu ko parce que aussi à tout le temps ñuy yàqal ñu leen di bàyyi loolu dafa yomb. jigéen yi lee desuñu benn yoon gannaaw ci xeex gi lee ñoom génn nañu bu baax a baax ngir naqarlu yàqu-yàqu bu courant bi def ci seeni jumtuwaay yi lee. dañu dajale di ci suturlu ak sunu njaboot lépp yàqu na fii nu toog nii dañuy toog léeg-léeg courant bi di tàkk léeg-léeg ni xëy te sunu poto bi yàgg nañu koo joytu ci ñoom te fajun gestuwun nu benn yoon mais dama bëgg ñu fay na sunu alal sonn nanu dee nanu tàyyi nanu. askan wi dëkkee ci quartier Thione Samb bu Wakhinane Nimzatt ñoom mer ba futt la ñu def takk ay brassard rouge di joxoñ baaraamu tuuma Sénélec mi yore courant gi lee ñoom sax nee nañu dinañ dem fa mbaxana doone benn ñoom lu ñu bëgg rekk mooy ñu ndàmpaay leen ci seen jumtuwaay yu courant bi yàq. école war a ubbi fukki fan ak ñaar ci weeru novembre fii ci ndakaaru nag bari na ci école yu nga xamante ni nii pareeguñu ndaxte seen xar kanam daal na mu mel war a gunoo mën a dalal ay ndongo dara yenn ci école yi nag ñoom defar nañ leen ba ñu ni boy pare nañu fële ca Yoff yenn ci établissement scolaire yi tamit seeni njiit nee nañu daal ñi ngi woo mairie bi ngir mu defar li nga xam ni moo di suturlukaay di duus yi nga xam ni yu ci bari tojoon nañu ko ñu doon xaar ñu defar ko te kenn defaragu ko te fi mu nekk nii nag mairie bi war naa ñëw ngir liggéey lu ni mel. Aminata Ba reportage. ci école 5 bu Yoff ay fan rek desandi ngir ñu amal ubbite école yi ñoom nag jamono ji li ñuy xaar mooy rek ñu nettoyer leen seen bërëb bi bam daal di set wicc bu ko defee ñu mën a dalal ndongo yi. no apparemment paregul mais ça c'est une bi nii li nga gis ni mbalit bi c'est pas du mbalit boo xam ne dafa grave parce que xob yi la quoi xob yi la l'école là vraiment ce qui est sûr di wóor te wóor la xale yi balaa ñuy ñëw le 12 école bi dina set wicc suba mën na xëy na mairie bi mën na jaar suba ñu bale fi ca école 2 jamono ji lépp yem na ngir ndongo yi mën a delluwaat ci classe yi waaye li ñuy ñaxtu mooy seen toilette yi la ñu jàpp ni doyul. waaw suñu jafe-jafe ji daal bi nga xamee ne moom moo ñu gën a tiital mooy toilette yi ndaxte école lañ boo xamee ne lii mu élèves yi fi jàng jéggi nañ juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk at yi passé yëpp at mi ñëw tam noonu lay dem incha allah te juróomi jëfandukaay rek lañu am juróomi cabinet rek lañu am ñett yi ñu sedd ko jigéen ñi ñaar ñi ñu féetale ko góor ñi xale yu góor
xam nga loolu wax dëgg yàlla doyul maire bi sax xam na doyul ci noonu la sooboo woon ci defaraatal ñu juróom-ñetti toilettes yoo xam ne dina yokk ci lii bu ko defee daal école bi mën a soox ak loolu mais depuis bi mu ko tojee mois d'août gisaatuñu benn jéego bu mu def. ci ñaari école yi protocole sanitaire bi dinañ ko daal di tekk ngir daal di méngoo ko digle kër docteur waaye distanciation physique bi luy jafe la ci biir classe yi. la distanciation sociale moom mënuñu ko respecté mënu nekk ku la ko wax aussi da lay nax mu mënu nekk avec les réalités de parce que ce sont des classes de 50 élèves 60 élèves et c'est AYOF même si c'est pas le cas c'est ça difficile à respecter l'essentiel les élèves seront très bien surveillés moo tax en tant que directeur ma jël les devants j'ai ma bind proviseur lycée bi comme c'est dans l'administration ñu jox ñu 20 table banc CG bi mu ngi koy defar temps yi xaraguñu. c'est vrai que li nga xam ne nag moo di mesure barrière yi dinañ ko dellusiwaat li nga xam ne nag mooy jafe moo di respecter distanciation physique bi maanaam daal élèves yi sérieux 1 mètre loolu daal jàpp nañ na métti parce que classe yi dafay bari ay élèves. appliqué. ubbite école ñu ngi ko jàpp niki fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal directeur école yi ñu dajeel di woo seen jëwriñ ji mu daal di jël bépp matuwaay ngir rekk année scolaire bi mën a jaar yoon. ci wàllu politique la ñuy àddu tabuk Idrissa Seck ci boppu conseil économique social et environnemental di wéy di jur ay woro ak i coow ki nga xam ne moo di Cheikh Agibou Soumaré nee na nag dugg gi Idrissa Seck dugg ci rek lii di nguuru ko Macky Sall loolu concerné wul ñi nga xam ni ñoo di coalition Idy 2019 loolu nag mi ngi ko xamale ginnaaw bi mu jógee fële ca Côte d'Ivoire ci mission bu mu demoon ca CEDEAO moom Cheikh Agibou Soumaré nee na nag mën a guccee wax wala mën a guccee sori tànk déggoowul ak ñi nga xam ne ñoom la seqaloon coalition bi pour xam lan moo wundu demuk Idrissa Seck googu Cheikh Agibou Soumaré ñu déglu ko ci micro Mountaga Kane. coalition Idy 2000 ay gor ñoo ko seq ay gor ñoo ko seq damay insister bu baax ci loolu ay nawle ñoo ko seq gor ak nawle buñ ko seqee bu dara amee dañ koy waxtaan man nag dama voyagé woon maa ngi door a ñëw xaw ma nan la demee lu tax nan la yiy demee ba mu ji am xaw ma ko donc damay maandu ba ñu waxtaan ma xam nu mu demee bu boobaa danaa wax li ma xalaat Idrissa Seck moom nekk na président conseil économique et social ñaar ñoo xam ne ci partem lañ bokk li ma dégg bokk nañ ci gouvernement bi keneen kan moo ci bokk man maa ngi ci télévision xam nga bu foofu laa ko yëgee Idrissa Seck gëj nañu wax balaa may jógee Ndakaaru te ay toog nañ lu yàgg sax waxuñu balaa may jógee Ndakaaru loolu moom mun naa ko wax parce que du fen ci wote yi am ca Côte d'Ivoire la ñuy àddu jëmale ak mission bi nga xamante ni mission CEDEAO la nga xam ni moom moo ëmb rek réew yi nekk ci Afrique soowu jant foofee nag li nga xam ni moom lañ fa ràññee rek moo di ni wote yi am na coow naam waaye ki nga xam ni moo di Cheikh Agibou Soumaré ma fa demoon teewal fa ñii di waa CEDEAO xamle na ni donte ay jafe-jafe am na li nga xam ni nag moom moo di rek wote bi jaar na ci yoon ci lu ci bari moom nag nee na daje na ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq wote yi ak ñi nekk ci kujje gi ba mu des Afingessan mi nga xam ni dafa lànkaare ni moom du gisante ak moom Cheikh Agibou Soumaré ñu déglu ko ci micro Mountaga Kane. parce que sama ñaari mag lañu muy président Bédié ak président Ouattara muy doomu réewu Abidjan boo xam ne ñun ñëpp fier nañu ci ñoom ci lu bari président Bédié muy président Ouattara puisque samay mag lañu te ñoom dañ ma joxoon aussi cëru rakk ku ci nekk ci ñoom ñaar waxtaan na ak yow parce que dama demandé woon audience mais avant élection yi benn ñaar laa ci gis muy président Ouattara ak président ak kii Kakabe te dañ ma jox mission en tant que CEDEAO donc xam naa sama valeur de mission xam naa fu ma jóge alors ma jóge fa ma dem président Bédié moom tey la ma recevoir ma wax ak moom démb ma wax ak moom ci guddi gi
li ma leen wax sama ñaari mag yooyu muy président Ouattara di président Bédié may lancer un appel solennel pour que ñu waxtaan nañu waxtaan parce que xam naa ne ñoom ñëpp doomu Côte d'Ivoire lañu te bëgg nañu seen réew te ku ci nekk def nga ci sa réew loo xam ne ñëpp naw lañ la ci. fële ca États-Unis tamit ña nga ca wote ga diggante ki nga xam ni moom moo di rek Joe Biden ak président bi nga xam ni moom moo fa nekkoon te sampat ndëndëm loolee nag tax na ba jamono ji ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc fànn boobu nee nañu daal Sénégal war na xoolaat bu baax a baax jëflanteem ak ñi nga xam ni ñoo di États-Unis ndaxte loolu ki ko xamle moo di Mamadou Bodian nekk chercheur nekk tamit coordonnateur bu projet WARC nee na nag projet yu ci mel ni AGOA ak yu ci mel ni Yali nga xam ne Sénégal seq na ko ak États-Unis faaw ñu xoolaat ko Mamadou Bodian ñu déglu ko ci micro Djeba. daanaka tey àddina bi yëpp ñu ngi seet li xew ci États-Unis ndaxte ki ñuy fal à la Maison Blanche comme ni ñu koy waxee day déterminer lu bëri lii nga xamante ne moom mooy xew ci àddina bi rawatina ñun suñu réew yi bu ñu seetloo ci histoire États-Unis am na ay relation yu mu entreteniroon ak sunu réew yi rawatina Sénégal ci yooyu ñu mën a lim li nga xamante ne moom mooy AGOA di boo xamante ne day permettre pays africains yi Sénégal mu mën a jaay li nga xamante ne moom la ñuy produire ci sunu réew mën ko jaay ci marché américain bi mu nekk opportunité bu rëy gis nañu aussi le programme MCA yi nga xamante ne day daal di dëgëral li nga xamante ne mooy koom gi yeneen infrastructure yi ci sunu réew yi. mu am yeneen programme de leadership yoo xamante ne président américain yi def nañ ci ay jéego waaye li ñu seetlu mooy bu mu jotee ci nguur gi ba léegi Trump daanaka jéego yi nga xamante ne moom la ñi ko jiitu jëloon daanaka xaw na wàññeeku tuuti donc xam naa am na réew yu bëri africain Sénégal bokk ci yu xaw a jaaxle tuuti ci li nga xamante ne moom mooy xew États-Unis ndaxte bu jotee ci nguur gi bu continuer buñ ko réélire xëy na li nga xamante ne moom la waroon def ci jéego ngir dëgëral relation yi ak yenn pays africains yi mën na wàññeeku lu bëri ndaxte tàmbali na ba pare te nit ñi xaw nañ ci am njaaxle daal. Sénégal réew mu États-Unis ràññee la ndax li nga xam ni moo di démocratie ak sàmmo ak àq ak yelleefu doomu aadama yi fi mu ci toll waaye nag terewul ni États-Unis googi jàpp na ni rek Sénégal nekkul tamit réew mu nga xamante ni am na solo torop ci wàllu stratégie ba tax na kii di Ali Fary Ndiaye nekk directeur ci wàllu science politique moom moo ko xamle ginnaaw jàkkaarloom ak Djeba ñu déglu ko. Sénégal si prix NVIDIA mosul nekk un enjeu pour l'administration américaine lu ñuy def mooy ñoom dañuy jël enjeu ak ay politique pour Afrique après définir ay critères yooyu bu fekkee benn pays éligible na si na bénéficier aussi Sénégal heureusement avec les questions de démocratie les questions de respect des droits de l'homme et tout ça Sénégal initiative yi ñu jël yëpp depuis AGOA avec George Bush AGOA avec le président Clinton, PEFLAR avec MCA, Sénégal da ci bénéficier parce que après tout, il fait partie des pays en Afrique ñu gis comme des pays qui sont émergents, qui sont dans le sens du progrès de la respiration, qui font des efforts dañ leen di encourager ba ci MCA bi. Mais de manière globale, duñu jël le Sénégal simplement pris duñu am n'est pas assez important ci géopolitique gu États-Unis. Mais boo ko considéré Afrique Sénégal day repositionné wu toujours di bénéficier de loolu moo tax toujours chef d'État ñuy jël ay initiative pays mel ne Sénégal da ciy éligible pays mel ne Ghana da ciy éligible pays mel ne Afrique du Sud da ciy éligible bref j'en passe ce qu'on appelle comme les démocraties et les pays stables quoi.
ci présidentielle États-Unis yooyu sax la ñuy desandi fi mu toll nii diggante Donald Trump ak Joe Biden kenn ku ci nekk yaa nga yuuxu di wax ni yow yaa gagné fi mu nekk nii li ñu tuddee bataille des chiffres maanaam ku ne yaa ngi joxe rek sëb lim ci li nga am ci ay nit ñu la woteel ak lu ni mel ku ne jàpp ni yow yaa nar a falu waaye nag élection bi lépp dina leer fii ak ñetti fan lan moo waral nag coow loolu diggante ñaari camp yi Souleymane Bachir Diagne di ñu ko tojal. Il faut dire que malgré les déclarations, la course à la présidence de la République américaine n'est pas encore décidée. jamono ji li ñu jot a nemmeeku moo di gis nañu ay déclaration yi am waaye loolee jotewul tak dara fi mbir yi toll ndaxte mbir yi jeexagul donte nag am na ñoo xamante ni bi commencé nañu génn seen i résultats am na ay dëkk yu bëri yoo xam ne nag fi ne ni dañuy xaarandi seen i résultats ndaxte dañuy am doole lool ay grands électeurs lañu yu su mel ni Caroline du Sud ak fi nga xam ne moo di Pennsylvanie foofee sax ci diwaanu Pennsylvanie jamono ji ñu ngi di commencé wàññi waaye mbir jeexagul te nekk na loo xamante ni bi faaw ñu bàyyi ko xel ba xool kan moo jël raw gàddu gi donte nag ki nga xam ne moo di Donald Trump génn na ne moom moo gañe waaye mbir yi ni mu demee ak ni nga xamante ni noonu la ko waxee wute nañu lool. li nga xamante ni bii moo amit laata ñuy jëm ci élection yi dafa am ñoo xam ne dañoo woote woon te egsi guñ ci bis bi li ñuy wax vote par correspondance ak ñi nga xam ne dañ koo jaaree poste yooyu nag yi ci ëpp daanaka ñoom ñëpp ñiy wooteel Donald Trump lañ waaye jamono ji nag ni élection yi demee ak ñiy woote jamono ji ñu ci ëpp it Joe Biden la ñu wooteel te boo xoolee sax ci mbooleem électeurs yu mag yi li ñuy wax grands électeurs ñu ci ëpp jamono ji ñu ngi wooteel gun Joe Biden waaye des na ay bërëb yoo xamante ne bi faaw ñu xaarandi leen ngir xam mbir yi fan la mujjee luñ ci mën di xam daal moo di mbir yi moom demagul ci nga dikkagul mbaylaar maanaam am na loo xam ne faaw ñu xaar ko ci yëmbagul te faaw ñu xaar wàññi mujj yi mën naa am ñu am ko tey bu bëccëg bi jeexee wala bon fii ak fan yi nga xam ne moom ñu dëkkmal ngir mën ci am ak gindeeku gu wér. Les suffrages qui se sont exprimés en sa faveur remontent puisqu'encore une fois le vote par correspondance devrait lui profiter. Voilà où on en est. Donc le maître mot, c'est patience et puis il faut attendre. ginnaaw xibaaru bitim réew yi dañuy daal di ubbi weneen xët jagleel ko li ñu tuddee découverte di leen xamle nag ak village bu ñu nga xam ni mi ngi tudd Kër Lamine Camara nekk ci département de Koungheul village la bu nga xamante ni ki ko sos afisu alquran la woon di ko ñu ràññee woon ci wàllu diine di Bouna Amdi Kunta moom moo tuddee nag dëkk boobu Lamine Camara ndax Lamine Camara mooy ki nga xam ni moom moo njëkk a nekk taalibeem ci gox boobu Abdourahmane Ly Cheikhou Gaye demoon nañu ba Kër Lamine Camara. ñu ngi Kër Lamine Camara nekkee ci département wu Koungheul ci diwaanu Kaffrine muy village boo nga xamante ne ñi fa dëkkee ngi delloo njukkal bu baax ki ñuy woowee Bouna Amdi Kunta moom mi nga xamante ne daa jógee Nanxanaar nekkee woon ca Kajoor ngir wutal ci fii ci atum 1913 ki nga xam ne xam-xamam daa màcc ci wàllum lislaam dugal na ñu bëri ci diiney lislaam mu nekkoon kilifay diine bu am ay taalibe yu bëri yu ci mel ni Lamine Camara nga xamante ni moo nekkoon taalibeem bu njëkk ci gox bi. parce que boobu ñi magoon ci ay taalibeem maam Lamine Camara la tudd Lamine Camara léegi bi mu leen jëlee fële ci Kumbija Soosi ci dëkk bu mag bi indi leen fii mu daal di duppee tur wi góor googu mu àndaloon parce que mag la woon mu kooku nag mu ngi tudd woon Lamine Camara mu tuddee dëkk bi Kër Lamine Camara loolu moo indi turu dëkk bi dëkk l'islam la. dëkkub jàng la dëkkub jàngale la dëkkub liggéey la. fexe ba zone bi nekk bërëbu lislaam loole mooy mission bu Bouna Amdi Kunta joxoon taalibeem ba di Lamine Camara muy mission bu mu mën a wax ni accomplir na ko ci zone bi nga xamante ni daanaka nit dëkku fi woon mala yi ñoo fi daan féexloo tey ji ay nit njaay ñoo fi dëkk di ñoo nga xamante ni jooyu ñàkkum ndox mi nga xamante ni doon na jafe-jafe bu mag ci village yu bëri ci réew mi. ndox moom macha allah am nañ ko parce que teen bi ñu am rek macha allah mosul ngàcc ci biir loolu yàlla wërsëgal nañu forage macha allah forage bi mu ngi fonctionné depuis 2000 ba léegi mu ngi fonctionné amuñ benn problème.
ci atum 2017 ci la ñile dëkk Kër Lamine Camara doogay xam luy électricité maanaam courant mu nekkoon benn ci jafe-jafe yu bari yi nga xamante ni ñoo ngi koy jànkonteel. fii ñuy jaar nii ran-ran bi gis nga baaxul dégg nga yoon wii boo ci bëggoon a jaar ci nawet bi wala nga bëgg fee jaar nii rek léegi yoon bi yëpp ay ndox mi dagg na ko lépp ay kàmb la lépp ay pax la. jafe-jafe yoon am nañ ko jafe-jafe fajukaay am nañ ko bërëb fajukaay amu fi parce que benn case de santé lañ fi am équipé wuñ ko case de santé baa ngi fii ci sow dëkk bi. waaye xam nga case boo ko tabaxee benn procès bi ñu waxoon AFDS moo ko fi tabaxoon waaye équipé wuñ ko ñu ngi bàyyi ko fi. poste de santé boo nga xamante ni équipé wuñu ko tax ñuy dem di fejoo ji feneen fu si mel ni poste de santé privé boo nga xamante ni avantage ñu mën a am si public bi duñu ko mën a am si privé bi wala feneen fu si mel ni ca Koungheul nga xamante ni sori na ak gox gi ci lu toll si fukki kilomètre. léeg-léeg am na benn kalandoo bu fa nekk ñu wax seet ba léeg-léeg nga woo ko téléphone mu ñëw jël si la léeg-léeg nag nga loué charrette dem léeg-léeg nga loué moto dem. léeg-léeg nga def sa moyen bopp taal sa oto dem loolu yëpp am na fi. ak jafe-jafe yu bari yi nga xamante ne askan waa ngi koy dund jàppalante bu am solo mën nañu ko seetlu diggante askan wi muy askan buy woo nguur gi suñu jàppale leen bu baax ngir gën a ñoŋal seen nekkin. xibaar yi buur na ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak kóolute gi ngeen wóolu E-Media di jaajëfal soxna Ramatulaay ak Modou Diouf doomu xiinin ak itamit Moustapha Gabar Diop ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba lépp mën a yéwén jàngeen jëf ñu bàyyi leen ak programme ITV.